Vanyim, 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 oh, acha-cha. Wai malai, wai salungari lam toro jarama. Malai, wai salungari lam toro jarama. Wai malai, wai salungari lam toro jarama. Malai, wai salungari lam toro jarama. Makisal ifal ngalu teranga, nugi say jalore di nala dello jukal guru marem fay salung jarama. Dunia ñu doy salungari lam toro burgede. Say jëf yu leer tax na tey ñëpp kontaan sax di la bége. bañi xëccoo wurus yow salungari yaay sunu ngalam. Gis nañ fi émergence jafe-jafe ci réew mi yaa ko fi jële. Yo leleleleleleleleli yoo aaye. Gis nañ fi lu ci mel ni jam ñaajo alena. Autoroute ba Ila Touba tabax fi ay juma. yow la nu wóolu ndaanaan nga duñu la fi jële. Waay malay waay salungari lam toro jarama. Malay waay salungari lam toro jarama. Waay malay waay salungari lam toro jarama. Malay waay salungari lam toro jarama. Makisal ifal ngalu teranga, ñu gis say jaloore dinaa la delloo njukkal guru marem fay salung jarama. Yàlla def na annoncé woon nañ ñu ko depuis le mois d'octobre, mais yàlla def na Ageroute donc mi ngi ci phase exécution bi muy tronçon bi jógee ci tali Tivaouane Peulh bi bu ñuul bi ñëw fii ci Point Namora. Dafa am tardement ba léegi, mais ñu koy sant di ko gërëm ci taxawaay bi ak exécution bi nga xam ne defal nañ ñu ko. Tey tronçon la boo xam ne financement am loolu jàll na ba pare ci programme spécial de désenclavement ñu koy woowee PSD. ci programme bu PSD boobu muy programme spécial de désenclavement ci programme boobu la ñu État du Sénégal inscrire pour que ñu désenclaver zone bi. ku ne désenclavement mooy li nga xam ne mooy li gën a taxaw mooy diggante yoon yu mag yi ak population bi. ndax yoon boo leen koy xool dafa am ñaari niveau yoon. Premier niveau yoon mooy yoon bii désenclavé mooy yoon bii tax askan bi di mun dem di dikk. di mun dem di dikk mooy di mun jógee fii ci Tivaouane Peulh Niaga di génn commune bi di dem doxi seen soxla di xëy di gont di mën a dellu si waat encore ci biir askan bi. loolu mooy programme désenclavement bi. ndax tey boo leen ko xoolee fi ñu taxaw nii wala Sokabek bi ci ginnaaw ku fi jógee bëgg dem Tëngéej wala bëgg dem Ndakaaru coono bu métti métti ngay daj. loolu moo tax boo leen ko seetluwee ñu tabaxal Tivaouane Peulh garage bu bees incha allah semaine prochaine lañ koy réceptionné. ba nga xam ne oto yi taxaw ci yoonu Tivaouane Peulh bi dootuñu fa taxawati dañuy dem léegi di taxaw ci garage bi. Tivaouane Peulh arrêt lay nekk waaye dootul nekk léegi garage. loolu déjà am na lu muy joué ci désenclavement bi. beneen bi tali bi sonn ngeen ci rang bi métti na dem beeg dikk bi métti na moo tax programme spécial boobu ñu ñaanoon Ageroute programme bi nar a démarré loolu moo tax tey ñu ñëw fii ak Ageroute pour que ñu ak entreprise bi nga xam ne mooy ICONS mooy entreprise bi gagné marché bi ci état bi. Ageroute mooy ki nga xam ne moom la état bi dénk mbirum liggéey waaye moom it bu yore programme moom boobu ak moyen am yi da koy joxaat beneen entreprise bu koy traité mu koy contrôler. donc entreprise boobu tamit ñëw na tey mi ngi ni taxaw muy ICONS ñoom ñoo war a réaliser les travaux yi war a am fii. di gërëmaat Ageroute bu baax di ko sant bu baax ci seen ñëw bi parce que ñëwoon nañ sax ba pare. ba kii techniciens yi ñoom ñoo war a démarrer nii xam naa la semaine prochaine te techniciens yi démarrer et après travaux yi ci lay ñëw ak ordre de service bi nga xam ne Ageroute moo koy joxe pour que mu
mu mën ko exécuter. waaw xam nga mooy li mu lay expliquer du budget mairie état moo ñuy defal AGEROUTE donc man mënu ma la wax sax ñaata la xaw ma ñaata lay jar lenn laal ci mën a wax. lenn laal ci mën a wax mooy les études AGEROUTE jël na décision pavé la koy def pavé la koy def parce que conditions yi moo tax tey fii boo ko defee route goudronnée assainissement bi muy laaj pour que bu tawee ndox bi bañ a indi ay jafe-jafe day am problème de raccordement donc. moo tax ñu jël décision def ko pavé donc pavé bu rafet lañ koy defar pavé boo xam ne dana mën a attan poids lourd yi nga xam ne day jaar fii ci yoon bi parce que yoon bi dafa war a dëgër comme goudron ndax moom mooy permettre camions yi di mun dugg di mun jàll ci ginnaaw kon boo leen ko xoolee niñ koy liggéeyee pavé la ñun ñëpp dañ ci kontaan parce que mooy améliorer pénétration wu ndox bi durant hivernage yi d'ailleurs boo leen ko xoolee camions yee di dem ne mooy camions yi nga xam ne ñun ñoo koy liggéey pour intérieur parce que il faut nit ci comprendre voies yu mag yi voies la yoo xam ne ay milliards lay jël wala ay centaines de millions lay jël ñun mairie bi li ñu def fu mu nekk nii su mu waxee mairie bi mooy ñun ñëpp ñi ci jàpp ak ñëpp mooy dañu ne nañu defar ay pistes yoo xam ne population bi su wàccee voies yu mag yi au moins oto yi dem di ñëw dem di ñëw boobu mooy permettre li ñu ma laaj léegi mbalit bi oto mbalit mën a dugg. dem di ñëw boobu mooy permettre transport en commun yi ak ambulance yi ak clando yi ñuy mën dugg ba ci biir kon buñ ko xeeb même sapeur pompier kon buñ ko xeeb développement loo gis wàññi bi ci benn lay tàmbali ndax tey boo ñëwee koñ yoo xam ne suuf moo fa nekkoon nga def ko coquillage wala nga def ko latérite lu tax ñu taamu coquillage bi parce que latérite bi dañ ko def mu am ñu kaas ñu ne latérite bi day xonkal seen kër loolu moo tax ñu bàyyi latérite bi def ko en coquillage te wax dëgg neex yàlla ku xam coquillage xam compactage bi nga xam ne baax na xam ne que lu neex a gis la ndax lu weex la tey poussière am wàññiwul doomu aadama dara kon tey option la boo xam ne dëkk yu bëri defal nañ leen ko boo demee ñàgg boo demee Kër Mare Mbeng boo demee Dënn Géej boo demee Bënn ba ñoom ñëpp kontaan nañ ci tey transport en commun yaa ngi fay dugg tey clando yaa ngi fay dugg tey ñi nga xam ne ay handicapé la ñu woon ñu amoon problème mën a génn seen kër sax léegi ñi ngi génn seen kër tey mbalit bi ak UCG ñi ngi mën a dugg ci biir koñ yi di récupérer mbalit yi kon ngir yàlla ñi di xas nañ tey nank-nank la ñuy liggéey ba mën a am lu ñu bëgg ci lépp mais li am solo li suñu ndam la parce que yàgg nañ ko ñaan président Macky Sall yàgg nañ ko ñaan dañu bëgg ay tali yu ñuul wala ay tali pavé yoo xam ne dana permettre désenclavement parce que d'abord yoon étape par étape la da ngay régler d'abord la question de désenclavement fexe ba doomu aadama yi seen dem ak seen ñëw yomba après nga régler la question des routes secondaires mooy koñ yi nga xam ne mooy permettre askan bi di mën dem ba jege seen buntu kër koñ yooyu nag buñ ci bëggee lu baax te mu gaaw bu ñu xeeb programme spécial bi nga xam ne ñun ñoo koy def mairie bi ànd ceeg ñi ñuy jàppale ndax am na ñu ci dugal seen loxo pour que askan bi mën a am au moins le minimum de logistique bi nga xam ne moom lay laaj ci biir koñ yi dëkk yi kàddu yooyu laa amoon yu may yëkkati parce que day am ay occupation ci trottoir yi te tali yi dañu am seen dimensionnement tali la yoo xam ne day faciliter dem bi ak dikk bi kon bu fekkee loolu dafay am te ni ñu koy liggéeyee mu nekk liggéey bu mucc ayib te it muy liggéey boo xam ne day ànd ak ci ay lampe ndax fu ñu dugal ay tali yu bees ay lampe da koy wër day permettre éclairage public bi mën a sécuriser axe boobu yëpp. kon jàpp nañ ne wax dëgg neex yàlla ñooñu bu ñu fi ñëwee jafe-jafe bu ñu am ñun dañ leen ko war a yombalal pour que ñu mën a réaliser seen travaux nu mu gën a gaawee parce que loolu mooy permettre. incha allah après axe 2 bi axe 3 bi axe 4 bi ñu mën a gën a sawar pour gën a gaaw ci réalisation bi ndax des fois ñoom dañuy ñëw donte sax commencé nañ ma soulever ay problème parce que bi ñuy continuer axe 2 bi am na problème parce que dafa war a continuer fi ñu taxawee nii te xam ngeen ne am na mu tabax ci ginnaaw donte barewul nag waaye loolu yëpp bokk na ci programme yi nga xam ne da ko jëlaale en charge mais li am solo mooy ñu xam ne que tali yi donte yéex na agsi parce que yàgg nañ ko laaj mais agsi na loolu moo ci am solo diggante bi tamit yoon yi
léegi déclaré nañ ma ne ma dañu bëggoon yoon bi mu dem ba ci biir ci kaw pour permettre oto mbalit yi di mën dugg di jël mbalit yi et puis nit yi tamit oto yi leen di mën yóbbu ba ci kaw. incha allah ci programme bi ñuy exécuté ne ba nga xam ne moom tàmbali nañ ko pare nañ ko ci ginnaaw léegi ñi ngi Tivaouane Peulh bu ñuy pare foofu rek fii la ñuy ñëw xëccal leen yoon bi ba ci biir comme ça dem bi ak dikk bi mën a yomb ci yéen. waaw di leen di xamal ne que ndaje bi ndaje la boo xam ne Ageroute ngi nii moom moo ñëw man nag lañ bàyyi ma jël communication bi moo tax man maa expliqué li nga xamante ne si moom la ñu fi réalisé ñoom liñ mën a xam ñoom li ñu xam bu baax mooy indi techniciens yi dagg tali bi dagg yoon bi. gis ngeen tali bi ñu koy defar jamono yi bi ñu koy réfectionné dugal nañ ci xaalis bu takku waaye dama wax xamul naa ne ñi ngi ñëw te ñoom bu ñu ñëwee liñ fi fekk dañ koy dajji defaraat ko loolu moo tax ma ne nañu defar loo xam ne dem beeg dikk bi dana baax le temps que tali bi ñëw poussière bi sonal na leen xam nañ ko moo tax na seen xel dal ci jamono yu ndaw entreprise yi ñi ngi démarrer exécution yi loolu lañu amoon leen di wax leen di sant leen di gërëm yéen ñëpp jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. man maay Idi Sow délégué de quartier Daaru Salaam Namara mooy gox bi fii. gannaaw loolu maa ngi sant monsieur le maire di sant adjoint Boubacar Ka di sant suñu président délégué muy Abdou Senghor. ñu ngi leen sant bu baax a baax seen teewaay fii comme ni ngeen ko waxee ci affaire tali bi moom kontaan nañ ci trop te di ñaan mu egg ak jàmm ñoo ngi nuyu mbooloo mi yëpp di leen sant di leen gërëm bari nañ fi ay njàmbat nag yeneen ak yeneen wante xam naa xaju fi dañ leen di bàyyi ba beneen yoon rek comme que da ngeen nekk ci yoon lii daal laa ci doon sànni wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. population bi fi dëkk pour ñu yombalal waa Ageroute seen liggéey. maanaa yoon bi daal ñu bañ a baare yoon bi fépp fu xam ne tali bi daf fay jaar képp ku fa am dara na nga ko randal balaa ñoom ñu koy randal képp ku fa am dara daal na nga ko randal nga xam ne jubluwaay bi mooy defar rek la ñu bëgguñu yéen wuñu kenn mu yàqule wasalaamaaleykum. waaw dañ koy rafetlu bu baax a baax parce que wax dëgg yàlla depuis lors monsieur le maire toogul mi ngi liggéey li mu wax yoon yi. tu vois et mi ngi liggéey pour génn ndox mi yëpp presque boo xoolee li ma koy waxee tout le temps tey fépp foo xam ne ndox amu fa woon parce que dafa am une enveloppe de 50 millions bu mu dégagé boo xam ne pour génn ndox mi fépp foo xam ne ndox amu fa woon daf fay génne borne fontaine moom la ñuy wax robinet mbedd amu toon dafa disparaître woon indiwaat na ko. amul benn commune bu koy def donc dañ koy sant di ko gërëm di gërëm Boubacar Ka son adjoint vraiment ñu ngi koy rafetlu parce que boo xoolee politique bi muy def tey jii yëpp ba Denis Biram kii nu mu tuddati Maram Meng ñàgg partout yëpp ma ngi fay def coquillage yi tu vois di yaatal yoon yi te loolu vraiment dafay indi dem beeg dikk bi mu yomb tata yi dugg donc dañ koy gërëm di ko sant bu baax a baax. bon tout d'abord di kontaan d'abord ci présence bi ndaxte àdduna juróom-ñaar lu baax bu la dikkalee mën nga jàpp ne chance la ndax ñun liggéeyu ñu taxawuñ meluñu lu tax yàlla di ñu indil xéewal bu ni toll donc dañ koy sant yàlla tey jii nii ñaari casquette sax laa fi taxawee benn bi jiitu suñu kilifa Alioune Badara Badiane daf ñu yóbbante ay kàddoom muy kàddu cant kàddu ngërëm ndax tey jii nii moom la waroon pour mu defar li kon su gisee tey frère am ñëw taxaw ci jooytu ko fu ne dox ko ba di ko réaliser da ko ciy sant te di ko ñaanal donc Alioune Badara Badiane mu ngi lay sant mu ngi lay gërëm. beneen volet bi di cadre typiquement citoyen parce que tey mënuñu dëkk ci gox ñu fay def lu baax nga bank say loxo soo gisee ku koy def te di ko teg ci yoon mais vraiment ñëpp ci war a jàpp ñëpp ci war a jug def ci seen la ñu am ak seen xalaat seen am-am ak seen man-man tali nag fu mu dugg borom deseelatu la dara ndax tali mu bokk na ci liy jiitu luy defar poos kon kii bu nu joxul suñu poos indil ñu tali may nañu nu amee dara kon mën nañ jàpp ne loolu yërmande la loolu yéene la te lépp di lu rafet
donc lu ñuy accueillir la à bras ouverts kontaan ci bu baax a baax di ko sant di ko gërëm moom ak équipe am yëpp di ñaan aussi ñëpp ñu jàppale ko parce que kuy def lu baax moom ñëpp a ci war a jàpp donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm